gos bi lay xeexee tey. gisoo ko booy da koy gis xam nga gos day xeexee. Boy Niang lambam yàqu na. 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 Tapha Tine daan na Boy Niang. jaajëf. waaw ñu ngi lay féliciter ndax li nga sant naa Sénégal yëpp. ñu gis bi nga ñëwee. lépp tey da ngaa samp tiré ku topp sa adversaire wan ko tey aw ma lu may bëgg ci combat bi. looloo jaadu ku taxawul mën a bëre ak moom maa ngi sant Sénégal yëpp ñëpp a ci jàpp. léegi nag dégg nga bu ma daanee tekki la Sakandé laa bëgg a xam lu mu doon. non Sakandé beneen affaire la. mooy lan ci game bi la après dinaa la ko tegal dinaa ñëw. waxuma rek jaajëf. Tafa mbaa nga fokkati avance bi nekk ci Balla Gaye. Tafa talima Tafa laajoon na Tafa laajoon naa la caq bi lu mu doon. du jox ko peme caq bi lu mu doon. kooku reefan la tudd. Tafa nee na caq bi reefan la tudd. Cey Tapha Tine ba damaa mën a toppi wax. damaa mën a toppi wax. ah damaa mën a toppi wax. fi mu nekk xel mi la. moom lu mu wax ci lu baax ci moom la nekk. yal na yàlla xat fanam mu gudd 120 ans. doomam yi dem ba doon ay champion teel lam bi. Tafa foo jëm lu mu wax ci moom la nekk. moom dafa baax. Tafa li ñu jaaxal tey mooy arène nationale ni nga ko def. man Diop. Tapha Tine Tafa li ñu jaaxal mooy arène nationale tey ni nga ko def duy ko Bawol bool yëpp topp la. non xam nga Bawol man aw ma seen fay. wax dëgg yàlla vraiment aw ma seen fay quoi franchement ñëw nañ ñëpp a ñëw teew Sénégal yëpp a ñëw teew ñëpp a ma ñaanal bu ma amee temps dinaa toog ci plateau bi gërëm ñëpp mais comme dafa xet nii maa ngi sant ñëpp Ousmane Diop ak tonton Kayre waa gis nga. mu yàgg mu guddi mu bëccëg mu naaj Tapha Tine day jël ndam foo ko tegoon. xam nga ñun ay gor lañu ay bool bool di dunde suñu ñaq ñi gore laa wax de ndax dëkk tund woo dem am na séparation am na ñu baax am na ñu bon loolu yàlla dogal mais ñun ñu gore suñu ñaq la ñuy dunde kii leer na ko man sama liggéey daanaka mayuma temps ci làmb moo tax yu bëree bëri continuer ma ko ci làmb barke Seexul Xadim bi ñuy pare Yékini Junior suñu kër la ñu jaay paree ko billaahi wallaahi combat bi ginnaaw yàlla maa tee Tapha jaay këram barke Seexul Xadim ñëpp wan ñu ginnaaw ñun bu doon deet suñu kër la ñuy féete ñu gis combat bi am lu bakkan bu doon rot billaahi wallaahi Boy Niang duñu daan ma gis combat bi am lu mu leen jaral bi ngeen dugg see. waxaguma nag damay xaar ba dem Njaareem nga ñu dëkk man. te ñu laa fekk Njaareem. soog xam naa muy loo xam ni ndeysaan soog ak noonu di daw dem combat la Boy Niang tey bis. donc bul bëri te jàppoo. bul ñëw patamee sa lamb. dafa am foon nag da nga fa war a jógee dem feneen. donc gérer combat bi. fermil wàcc say tànk dox ci kawam xeexe benn loxo. du am fenn fu mu la jaar. mais li ñu gis mooy Boy Niang ñemewul Tapha Tine parce que loolu moo fekk. non du question daf ko ñemewul c'est parce que waa ji daf ko tëjal amul fu mu jaar. du question Boy Niang daf ko ragal waa ji moo ferme bëre bi tëj ko moo ko sut moo wàcc ci tànkam dox ci kawam non mais amul fu mu jaar. mais Boy Niang est-ce que mënul woon jël ay engagement xeex moom tam lu mu am baax. essayé na xeex bi. mais xeex bi dëggalu ko. non si dëggal na ko Boy Niang xeex bi muy def c'est juste pour Tapha Tine fekk ko ci mu mën juwoo moom sonko mais waa ji da ko xañ loolu sëñ bi. bi ngay ko Tapha Tine loo ko doon conseil. loolu laa ko conseil li mu bëree nii. billaay walaay wal kitaab. dafa juum daal. waaw mais mënoon na dëggal boppam bu ma amee 3 avertissement mënoon na taxaw dëgg géew bi dëggal boppam parce que ñu ay doom Pikine lañu. ñu bëri naan Tapha Tine Boy Niang ñemewul Tapha Tine dafa mel ni loolu xaw na feeñ tey. non ragalu ko tax mais kooku Tapha Tine moo gën a diis bu ma amee 3 avertissement dafa waroon di déplacé wu taxaw xeex ak moom mais génn fee moom ñun ñëpp ànd si vraiment. wàññi bi Boy Niang wàññi poids am d'accord ngeen wala d'accord leen. non Boy Niang boo amee poids du baax ci moom Boy Niang dafa mbër bu athlète la te it combat bi ni mu demee nii pour man Boy Niang dafa déglu ñi ci ginnaaw loolu moom moo tax mais bu doon Boy Niang ak Boy Niang kese ni mu commencé combat bi bu ko eggali woon combat bi mun na yàlla mun na ko. waaye buñ ko conseillé mu dem ba xam ne lii moo fi sës est-ce que jël ay initiative bokk. benn instant bi moom la parce que moom wane na li mu wane ba pare def na li mu war a def Pikine ñëpp kontaan nañ ci moom amateur yi kontaan nañ ci moom na dem lu mu am jël. na dem. li ngay tëgg nu mu tudd. li may tëgg mooy Ndioub la ñu Ndioub waaw ci lay sax bi dafa keneen yàgg na Tapha Tine koy fecc du keneen moom rek la koy fecc waaw.
waaw waaw nga ñëw de ah dina métti de. dina métti. waaw. day yàgg wala day yàgg ba tax muy métti wala. bu xeex bi amee dina yàgg. waaw. te xeex bu amee mën naa am ku dem ardo. waaw. bu xeex amee dóor mu daanu mën naa am. waaw. comme mën na jeexee ci bëre. Boy Niang lu ko arrangé tey. ñooxu ko rek bañ ko may distance bu yëkkatee loxo bi mu jiwóol ak moom. Tapha Tine lu ko arrangé. may ko distance. di ko dóor ay jab gauche bu répondre mu dóor ko droite foofu lu ne mën naa am. lu ne mën naa am. waaw. waaw Fadam Junior maa ngi lay nuyu. maa ngi laa fay sama waa ji di la ñaanal jàmm di ko ñaanal Sénégal yëpp di la jox sa wàccuwaay bu baax di la wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. kan mooy Fadam. Fadam mooy ki ñaan doomu Kër Massar la doomu Guédiawaye la doomu Pikine la doomu fépp la ndax lamb rek ko ñor ak lii lépp luy yokku lamb. yaakaar naa ne benn xale la boo xam ne nii daa ñëw ci làmb bëgg a bokk ci ñi nga xam ne ëllëg dinañ leen boole ci ñi nga xam ne nii ñoo yokku làmb koo koy Fadam. Fadam bi muy bëree ban écurie la nekkoon ak lan la def ci làmb. waaw Fadam bi muy bëree benn écurie la nekkoon bi ñaan Papa Kane muy sama papa di sama mbokk bi ma demee ba daan ba ma dem ba Papa Kane ñii bi caaro yi ci laa dem nekk sama benn baay ju ñaan Mor Fadam moo àggale sama carrière. ma nekkoon koo xam ne nii tamit nekkoon naa ci Père Birahim Ndiaye mooy académie Birahim Ndiaye boobu nga doon dégg bokkoon naa maa nekkoon capitaine bi yàlla mayoon ma ci làmb ci mën a bëri tamit lu bari mais yàlla xam naa ne damaa dem ba ci biir xam ne lii aw ma ci sens ma arriéraat. jaar ci Papa Kane jaar ci Mor Fadam jaar ci Birahim Ndiaye xanaa loolu tax nga dégg. waaw loolu mën naa nekk ndax ñoom ñëpp samay baay lañ te ku ci nekk am naa lu ma jëlee ci moom Papa Kane bu caaree am na lu ma jëlee ci moom lu baax. sama baay Mor Fadam jëlee naa ci moom tamit loo xam ne nii nit day dal te da ngay yaru te da ngay am personnalité sama papa Birahim Ndiaye boo bëri na lu bëri lu ma jëlee ci moom ci wàllu waxtaan ak wàllu xam àdduna di nuyu waa Sénégalais yi yëpp rek di leen ñaanal jàmm bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw. tey nga ñëw ci stade bi mu diggante Tapha Tine ak ki nga xam ne mooy Boy Niang mu nekk combat boo xamante ni ku ci nekk am na loo yaakaar ba jël sa morom combat bi Fadam noo ko gisee. waaw combat bi ni ma ko gisee rek mooy ñu doon wàcc ay at wàcc ko ay weer. waaj koy bés àgg nañ ci benn fan bi tey jii muy diggante Boy Niang ak Tapha Tine mu nekk combat boo xam ne nii combat bu bëri avantage la combat bu bëri danger la muy combat boo xam ne nii coow li nekk na fi rek mais Boy Niang daa am lu mu am ci lamb ji waaw daa am lu mu am ci lamb ji bëri na lool coow waaye Tapha Tine daa am lu mu am ci lamb ji. tey Boy Niang nan la war a duggee ci combat bi. waaw Boy Niang ni mu war a dugg ci lamb ji koy mooy nii mu duggee rek nii mu duggee ci coow rek noonu la war a continuer tey jii ci lamb ji ndax Boy Niang coow ak rythme bokk na lu koy may ndam tey jii ci lamb ji coow ak rythme bokk na lu koy may ndam ci lamb tey jii kon Boy Niang tey jii lépp lu mu mën a def ci yëngal rek ci biir lamb ji yëngal ci biir géewam war na koo mën a def tey jii waaw. tey su arbitre sifflé Boy Niang nan la war a bëre. waaw Boy Niang tey jii warut a bëri Tapha Tine combat bu lépp 5 minutes waaw Boy Niang warut a bëri Tapha Tine lépp 5 minutes Boy Niang warut a bëri Tapha Tine lépp 5 minutes te bu arbitre sifflé rythme bii muy indi nii noonu la war a encadré Tapha Tine ci digg géew bi. ërtal ko ci 5 minutes yu njëkk yi imposé ko xeex far force Boy Niang bu bëggee daan Tapha Tine da koy xeexloo far force bu Tapha Tine xeexee mu jiwal ak moom song ko ndax song moom ca la bëre ba nekk waaye cong ma da koy xaajalee waaw nekkul cong moo xam ne da koy songu tànk non non Tapha Tine kenn da koy songu tànk taxaw fa da koy songu ne yàllax tànk ba dem ca ndigg la boo indi ci ndigg la mën ngaa indi lecture de bëre maanaam da ngaa bëgg wax ne 2 temps la ko war a def non 3 temps la sax waaw 3 temps la ndax lu tax mu nekk 3 temps cong bi ci genou la xanaa ko gala jaane la ko waaw da koy gala jaane bu ko songee ci genou da koy wàccee bu mu ko wàccee day àgg ci ndigg li ndax Boy Niang pour mu daan Tapha Tine mbootu ans la ko mën a daane ndax ndigg la il faut mu àgg fa sori il faut mu àgg fa sori kon tey jii loolu ak lamb benn la Boy Niang nekk technicien boo xam ne nii ci wàllu lamb loo ko natt ci wàllu bëre àgg na foofu. mais Boy Niang dañ gis moo gën a nekk lese est-ce que du combat bi dama yaakaar ne su gënee yàgg moom la gën a arrangé. non gën ko arrangé. Tapha Tine boo continué ci Boy Niang tey jii combat bu rapidité moo ko arrangé Boy Niang tey jii warut a bëri Tapha Tine lu romb 5 minutes. ndax tey jii boo xoolee Tapha Tine combat bi bëri premier 5 minutes da ciy nelaw te combat yi njëkk yu bëri yu mu daanu ci 5 minutes yi njëkkee lañ koy daan ndax boobaa fraîcheur bi du jóg Tapha Tine amul ku mu yemal ci deuxième souffle amul ku mu ci yemal kon na Boy Niang moytu loolu waaw na ko moytu bu baax a baax
privilégié songu privilégié xeex ndax xeex bi bokk na ci lu koy may ndam tey il faut mu xeex bu sax. su jàppante rek moom Boy Niang. digalu ma ko Boy Niang jàppante digalu ma ko tey jii li mu war a def waaw balancement de bras la war a bëree Boy Niang balancement de bras la war a bëree bu bëree balancement de bras ba Tapha Tine sax ci balancement de bras mu xaajale Tapha Tine jëm ko dur ko sa droite ba xool Tapha Tine droite am jóg mu doog a juyal ak moom Boy Niang congom tey jii il faut ci xeex bi droite Tapha Tine jóg bu droite Tapha Tine jógee ci lay mën a song pour mën a pénétrer Tapha Tine. kon combat Boy Niang tey dafa am lu mu war a xaar Tapha Tine def ko mu soog a bëre. non Boy Niang mooy diriger tey waaw ndax Tapha Tine dépassé na koo daan ci lamb lu am ci lamb la tollool Boy Niang daa def bac échec ci contrôle de guerre numéro 2 génnaat oral kon tey ji Boy Niang war naa mën a ñëw wane waat boppam ne bu njëkk damaa juumoon te war na gars yi ne poids bi may doon contrôle de guerre 2 andiwuma ko tey jii poids bi may doon contrôle de guerre 2 andiwuma ko tey jii indi na poids bu lese boo xam ne muscle bi woo na kongu kon tey jii li mu bëgg ci wàllu bëre war na koo mën a indi Sénégalais yi. su loolu weesoo ñu ñëw ci ki nga xam ne mooy Tapha Tine Tapha Tine nan la war a ñëwee ci biir lamb ji tey. waaw Tapha Tine tey jii li ko war ci lamb ci diggante Boy Niang bari na Tapha Tine tey jii ni mu def ba riir Ndakaaru ni mu def ba riir ci Ndakaaru noonu la war a bëri tey. mooy nan moom mu ñëw tey téye boppam Tapha Tine tey jii daa war a ñëw bàyyeeg Boy Niang lamb ji loolu mooy avantage am ndax li mu soxla fekk jàpp waru koo def Tapha Tine xeexam ci jàpp la nekk bërëm ci jàpp la nekk te mbër poids léger bu mel ni Boy Niang boo xam ne ni boo xoolee muscle boobu bii mu indi préparé na pour song la te doo ko yëg kon Tapha Tine tey jii benn loxo la war a xeexee ak tànkam beneen loxo bi ci garde bi day toll kanamu Tapha Tine mu bàyyi ko fa pour mën a réglaat ci bërëb bi waaw. maanaam léegi ci xeex bi ndax suñ demee ba jàppante. déggoo lu ma la wax nee naa la bu ñu jàppantee ngeen bu Tapha Tine moo ci ëpp avantage Boy Niang balancement de bëre wala bëre Tapha Tine xeex bi beneen loxo la bu jàppul ngeen bu war a xeex tey ndax pour Tapha Tine pour Boy Niang mën koo daan ci crochet droite am boobu di jóg ci la Boy Niang di basé wu pour mën a song Tapha Tine pour mën koo daan. suñ xeexee ci benn loxo distance kan la avantage. Tapha Tine la avantage. suñ koronte. Tapha Tine la arrangé. ku nekk dawal sa loxo sa ngem morom. Tapha Tine la arrangé Boy Niang comme xeex corps à corps ko arrangé ndax day wor ci lamb ji. da koy wor. kon da ngaa bëgg a mu woo ko ci kaw ba mu war ko ci suuf. Boy Niang bu ko deful du daan. maa la ko wax il faut mu saxal xeex bi. kon bërëb su dëggalee boppam du daan xeex bu su dëggalee boppam du daan. kan noonu. Boy Niang déggoo lu ma la wax bu dëggalee boppam ci xeex bi mën naa am message pour daan Tapha Tine. waaw. dëgg la léegi suñ jógee boobu ñu dem ci combat bi nga xam ne nii àdduna yëpp moom la ñuy xaar muy revanche bi nga xam ne moom la àdduna di xaar mu diggante Bombardier ak Balla Gaye numéro 2. loolu ndax dama la ci jox rendez-vous rek nga ñëw Kër Massar ñu toj ko ndax loolu ku laal ñaw di ñaw dama la ciy jox rendez-vous rek nga ñëw Kër Massar ñu toj ko. inchaallah waaw loolu dama la ciy jox rendez-vous. xaaral ma jox ko waaw ñu ñëw ci li nga xam ne mooy rawaanu làmb. waaw dañuy gis mbëri ñëw ñi di sarax ay ginaar ñi di sarax suukar ñi di sarax ay mburu mais sarax lan lay def ci làmb. waaw xam nga tey jii Boy Niang ak Tapha Tine tey jii daa am lu ñu doon xëccoo tey muy boot Ndakaaru. muy boot Ndakaaru. ñu pil ko Tapha Tine gañe ko. waaw. loolu siñ mu neex la wala siñ. waaw siñ bu baax la ci làmb. mooy côté bii am ci mikaayam nii Boy Niang fi la bëggoon teg ci mikaayam mais Tapha Tine da koo mujjee gañe ci loolu te saraxu làmb ji maa la ko wax lu weex la. waaw moo ciy fës tey dama lay wax leen nga dégg ko làmb tey jii li ci wër dafa am doole. bul fàtte ne Siteu ngi taxaw di leen xaar ñoom ñaar. waxaatal. bul fàtte ne Siteu ngi taxaw di leen xaar. waaw. kon ndërdu Siteu mi ngi ci digg géew bi. déggoo ma de munuñ rawuñ Siteu ci dara bu palmarès doon bu fekkoon tey jii Siteu sponsor bi nga xam ne day yokkul làmb ak coowu làmb Siteu tey jii bu ñu leen doon joxo ci Siteu la jëm kon làmb mënut a dem bàyyi ko ginnaaw. ku daanu wala. ku daan mën ngaa dem mais ku daanu mën ngaa bëri Siteu bu la fàtte tamit Ama Baldé ak Modou Lo ñu ngi ñëw te Siteu ngi taxaw foofu tamit di xaar li ma lay wax rek ci làmb jooju tey jii li may tëgee rek di ko nuyoo Sénégalais yëpp di leen ñaanal jàmm di leen wax ne combat Tapha Tine ak Boy Niang lambi avantage la Boy Niang daa am loo xam ne tey jii moom la am ci lamb ji mooy jéem a duma Tapha Tine ci 5 minutes yu njëkk yi jéem a bëri na Tapha Tine jëm koo daan bu lamb ji rombee 5 minutes Boy Niang wërsëgam da ciy wàññeeku ndax Tapha Tine dafa mën a deuxième suuful sama waa ji Tapha Tine képp ku mos a yóbbu àll daan na la loolu laa nuyoo gars yi Sénégal di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah le futur maire. waaw baaw nga ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay fay. tey mu mel ni bés bi yàggoon na. yoon wi metti woon na. coow li bëri woon na. mais yàlla dogal na ni tey nag yegg si nañ ci bés bi nga xam ne nag fii la mbir ay jeexee nag yàlla nañu ko bëri si jàmm mu jeex si jàmm looy wax waa Sénégal tey Thialis. waa di nuyu Sénégalais yëpp di nuyu amateurs yi donc di nuyu aussi waa Baobab bi nga xam ne fa laa jógee dëkk fa
donc di nuyu ñëpp képp ku fay yeewoo maa ngi lay nuyu. li nga wax dëgg la bés bi yoon bi gudd na yàggoon na trop mais suñu borom mooy dogal ñun dañuy sabablu rek mais suñu borom lépp lu mu dogal rek ñu xam ne loolu la dogal donc suñu borom moo dogaloon tey jii le combat bi incha allah ñi ñaan rek mu yeggali ko ñu yeggali ko si jàmm ak salaam. tey Tapha Tine Boy Niang ne combat boo xam ne addina yëpp ko bëggoon yàlla teg ko sa loxo tey loo sentir loo yëg. mais mbégte parce que tey boo xoolee midi ubbi nañ guichet yi fii commencé fees te ba léegi ñi ñaa ngi fi donc ak ñi nekk si biti ñoo ëpp ñu nekk si biir loolu mbégte la ñi nekk si télé beeg internet beeg diaspora bi aussi di woote pour dugg mooy wane ni ba ñëpp ko yaakaaroon donc combat bi suñu borom moo si teg loxoom fexe ba ñëpp jàpp ci tey mu sotti parce que loolu rek la ñu bëggoon bëggal Sénégalais lañ si bëggoon te yàlla def na ni loolu am na. mais Thialis maire yi ngay laajte Baobab. waaw boo gagné maire bi ndax da ngay continuer ak promoteur lamb wala déet. mais ça c'est un travail professionnel liggéey la bokkut ak affaire politique politique du métier politique sacerdoce la booy jël wékkoo ko rek pour dimbale sa askan mais du métier métier bi mooy li ñuy def ni ak leneen luñ nekk loolooy métier donc duñ jàppul sama dara ci sama métier nekk maire taxul aussi nga dawal sa métier def li ngay def nekk maire te ko chaque jour nga xëy mairie ba toog fa du suba ak ngoon non mairie sacerdoce la mission la rek mais sa métier la nga ko war a am donc képp kii maire war nga am métier parce que politique du métier. drapeau Papa Diop. waaw drapeau Papa Diop parce que peut-être ñoo bokk coalition occasion la ñu bokk coalition donc ñu war a mën a parrainer ko journée bi parce que gis na li mu def Dakar même bu dul weesoo loolu aussi xëy na politique fu ko nit ñi teg la mais jàpp naa ni képp ku ma ko war a jox parrainer rek bés bi da nga ko war a jël mais contexte yi nekk nii moo tax tey jii ñu jël daf ko pare mu nekk koo xam ne ku baax la depuis que ñu bokk coalition fulla fayda ak liggéey lañ gis si moom donc loolu moo tax tey ñu bëgg a sargal parce que ku ñëw nekk situation politique ñëpp di la daw parce que jàpp nañ ni xëy na yow état nga bokk ñu lay daw parce que comprendre ñu moom audace nangu la am courage bu xëcc la ne la ñoo liggéeyal ma donc kooku delloo ko njukkal moo tax ñu delloo ko lii njukkal. tey dinaa la laaj leen bi nga tëggee làmb ji tey promoteur yëpp ñëw nañ jàpp ci. gis naa ñëpp jàpp ci mais ku mel ni Aziz Ndiaye tamit ak waa këram gis naa jàpp ci bu baax a baax. mu mel ni ñoom tamit ñëw nañ soutenir si la bu baax a baax. ñëpp jàpp nañ si ñu leen di remercier mais Aziz Ndiaye dafa exceptionnel pour deux raisons la première raison c'est parce que moom moo njëkk a nekk promoteur moom moo njëkk a nekk sponsor si làmb ji yëkkati xaalis bu takku jox ma na ma continuer et depuis lors bàyyiwul mi ngi jàppale di jàppale donc kooku tey weesu na sa sponsor donc waaw weesu na sponsor parce que frère la boo gisee tey porte yi ñoom ñoo fa nekk ñooy lijjanti ñooy dugg ñooy génn laxaat depuis sama ñoo seeg donc loolu mooy wane ni rek tey wane na ni sport day boole donc tey yàlla def na heureusement que ñun ñëpp ñoo bokk nekk lu ñaaw am mosu am suñu diggante ñu mu si jàppee ëllëg noonu lay jàppee si keneen ëllëg aussi moom noonu lay jàppee si keneen mais leçon la pour ñëpp jàpp ci ñëpp xam ne lii leçon la bu ëllëg yu ñëpp dañu war a jàppalante donc ñu koy remercier bu baax donc di remercier Jador bu nga xam ne aussi moom mooy produit di remercier bépp sponsor parce que sponsor bër moo ko indi boo xoolee Laurent Seye moo ko démarché indi ko donc loolu aussi mbégte la donc xëy na bés bee toll noonu mu gis promoteur war ko jàppale mi frère am mu jàppale ko donc ñu koy remercier di remercier bépp mbokk promoteur ak foo mënti bokk ñu ngi lay remercier di remercier aussi la presse parce que bu nekkoon ñoom en une semaine promotion bi joué nañ si lu rëy lu am solo donc tey boo gisee ñëpp ñëw sax parce que presse bi moo njëkk a véhiculer ndax même benn fan presse mën na joxe information wala communiquer ñëpp ñëw donc presse jaru ñu koy dellu ñu koy fàtte gannaaw nañ koy jille mais toujours suñu relation nañ koy xool rek une relation professionnelle ba ñuy bokk di ànd di liggéey parce que nous sommes des partenaires naturels te mënul deñ donc nit ñi comprendre ko noonu mais ñun ñii promoteur amuñu benn xalaat wala jëf bu ñaaw si presse parce que sans yéen duñ dem sans ñun doo leen dem. mais mbaa fee ngeen leen teg di ngeen leen fajale parce que fee baaxul de. non fee lañ fa teg pour le moment ba lépp calmé. gars yi bu ñuy jàll dañuy teg seen image yi. bu lépp calmé rek. après incha allah di nga mën a déplacé wu di jël di ngeen jël. loolu nag laa
Dégol Badiane Boston Dégol waaye Pape Diop Boston ak Dégol a ngi noonu ñoo ubbi tuus mi
waa Zal maa ngi lay fay bu baax maa ngi lay fay yaag sa caméraman Medoune maa ngi leen di fay bu baax a baax. tey da ngaa ñëw en tant que Boy Niang wala ngaa ñëw pour seetaan lamb wala lan moo la fi indi de. ah non Boy Niang moo ma indi ci lamb ji waaw defe naa bi saison bi ubbee ba léegi maa ngi doog a ñëw lamb sax man waaw Boy Niang moo ma indi. waaw tey combat bi Boy Niang nan la ci war a duggee. waaw combat bi Zal combat tactique la rek parce que Boy Niang Tapha Tine ay bërekat lañu ku nekk xam na ni Tapha Tine bërekat la mais Boy Niang tacticien la te mën na xeex bi mën na bëre bi moo tax lamb ji lambu calcul la quoi lambu mental la te mais am na foo xam ne bu fa tolloo sañ-sañ moo koy jeexal waaw. léegi suñu xooxee ci benn loxo distance kan la avantage foofu. non bu ñu xeexee à distance Boy Niang mën na ci am lu bari parce que am na facilité déplacement bi waaw Tapha Tine moo ko gën a luur Tapha Tine jógam yombul. rallonge bi ça dépend rek ça dépend ci kii xeex waaw parce que nit ki mën nga ko gën a jot ay loxo bu amee déplacement ak lecture mën na la dumate doo ko laal waaw loolu moom. suñu korantee nag. non loolu moom yaakaaruma wax ci làmb ji parce que Boy Niang ñun digaluñ ko loolu waaw parce que li may wax toujours gis nga athlètes yi ku ci nekk da nga am fort man li may digal samay athlètes man sama adversaire dama ko may mu am fooram dama ko koy xañ indi li ma am. mais des fois nga ñëw pour éliminer sa adversaire fooram mu imposer woo. non mun na ko imposer parce que mooy li ma la wax sànq rek Boy Niang tacticien la tey Tapha Tine amul lu mu koy imposer fii Pikine te Zal Pikine la ñuy bëree nag waaw Pikine la ñuy bëree suñu biir kër lañ nekk. waaw su ñëwee runkum ñoom ñaar ku nekk dawal sa loxo sa ngemb morom. waaw su boobaa ñu gis bëre. kan mooy avantage. non ku ci nekk am nga bëre bi mais dinaa wax ba yow Zal seetaan nga Boy Niang ay combat am seetaan nga ay bëreem. nga defe ne suñ dawalee seen loxo seen ngemb waa Pikine duñu xaw a tiit. waaye tey amuñu lu ñuy tiit moom. tey moom amuñu lu ñuy tiit yàlla xam na loolu amuñu lu ñuy tiit yàlla nag moo yor ndam ñi ñaan suñu borom mu defal ñu ndam mais li ñu mën a wax ci combat bi mooy ci tactique technique bagaar wax nañ ko Boy Niang wax nañ ko li mu war a def te saa ñu wax ko nii rek xanaa yow Zal manager sax tey boo indi woon Boy Niang day daan Tapha Tine tey waaw lu wér a wér waaw jërëjëf maa ngi lay nuyu. jërëjëf Zal maa ngi lay fay bu baax a baax. waaw tey nga ñëw arène nationale diggante Tapha Tine ak ki nga xam ne mooy Boy Niang combat boobu noo ko jàngatale. combat la boo xam ne day combat réew mi la combat amateur la combat gox la ñaari mbër yi nag kenn ku nekk xas nga la fa ñal waaye la ma ca waxoon rek moom laay waxaat combat la ci boo xam ne promostiqué ci yombul. waaye kenn ku ci nekk am ngaay fort ci combat bi boo ko defee réussir ko mën ngaa gagné combat bi Boy Niang li nga xam ne moom mooy forum tey ci làmb ji mooy combat la boo xamante ni warul ñëw rek dëggal boppam waaye ñu warul ñëwit daw boppam heure ba arbitre sifflé côté ba mu mënee muy doxe wet di xeexe benn loxo téye gardam mën naa jàpp ni heure bu waa ji jógee lëg la ni mu toll doole ji ëpp na ko mën naa gis buntu exploité ko waaye Tapha Tine nit heure bu ñëwee ni teg fatt buntu yëpp yoot ba jàpp mbaa mu kortiyee mën nañu ni la mu doon wut am na ko mën naa génn ci combat bi mu doon combat boo xamante ni nag ku ci daan sa morom du ma bett waaye génnewuma ci favori 50-50 laa leen jox. ndax mën naa match nul. gaw ma ko. ndax mën naa yàgg. mën naa yàgg itam mën naa gaaw waaye match nul gaw ma ko. jërëjëf merci beaucoup. Salva Sall.
lay ziar. waaw c'est ça maa ngi lay ziar bu baax a baax di nuyu bu baax a baax nag ci kàttanu yàlla. tey nga def sa bule Abdoulaye Wade dañoo toog. waaw ñun ay karamiste lañu abadiste lañu à 100%. kon bule rek la ñu war a def ci kàttan Sénégal yi nag bule ko ndax asamaan si boo ko xoolee ci kaw rek dafa bule. waaw kon nag dañuy war a bule Sénégal na bule bulaa ñu jig. dafa bokk ci liste Abdoulaye Wade ba ca Pikine Ouest. dañ ko faa dugal comme conseil municipal. loolu ndax wax na la ko. waaw loolu yàlla dogal na dugal naa ko ci panel bi sax. waaye ngeen jàpp ci rek te xam ne man lamb rek laa am. teel itam lamb tax na ma bokk ci ndax yéen ñëpp maa ngi leen tout le écurie de Pikine yëpp ci àdduna maa ngi leen ci tallal sama loxo ci kàttanu yàlla ñoom itam ñu jàpp ci bu baax a baax rawatina waa Pikine Est. Paala mii wax naa ko ñi gars yu bare bare ndax ñun Pikine Est la ñu bokk. kon daal lu wër te wër mooy jàppal ne loolu daal ñoo nga ca incha allah bu Karim Wade ñëwee bu soobee ñu koy gunge dama la jël si rek ñu ànd maa ñëw jëlee ko. ci benn problème incha allah ñu daal di ñëw ci làmb nag. dëgg la te nga ñëw arène nationale fas yéene seetaan diggante Tapha Tine ak Boy Niang te avantage ub Tapha Tine lan la. non combat jànq la combat jànq xam nga dafa am loo xam ne lii dafa war a feeñ ci combat jànq parce que combat la boo xam ne miinante wuñu mosuñoo bëree kon bu fekkee ne yàlla dafa dogal ñoom tey ñu war a jàkkaarloo ñoom ñaar combat boo xam ne bii mën naa ne tey jii kii di Boy Niang dafa yegg si tey ci foo xam ne fii mën naa ne bëri naa koo xam ne kii Tapha Tine daan na ko moom mu daan ko muy guy gi Tapha Tine da koo daan mais Boy Niang dafa daan Tapha Tine guy gi kon donc ñoom ñaar yaakaar naa ne guy gi moo leen boole tey am naa yaakaar ne ci kàttanu yàlla bu fekkee ne comme ni ko sama xarit bi waxee rek Paala kenn ku ne am nga fort boo xam ne bii xëy na bu la ko boo ko teelee am ci làmb ji sa làmb mën naa neex Boy Niang nag dafa am loo xam ne lii ci sama xalaat dama gis-gis jàpp naa ne ni ma gisee ñoom ñaar ci open press yi ñu bëree jàpp naa ne bëreeg moom ci corpulence su Tapha Tine day xaw a jafe ci moom. parce que sa corpulence bu fekkee da nga jiir surface bi te maanaam yeggoo à 100% buñ ne contre-calé mën nga faa yàgg. Tapha Tine itam bu fekkee ne bàyyi ne booy bi mu dox ci mayenam xalaat ko mu mbay benn ouvert bu muy def. booy bi mën na ko war a nomba sax daan ko jëlee bu rëy a rëy. ndax abal ngeen ko kele ama bi. waaw kooku xam nga Boy Niang nag Boy Niang technicien la. ndax abal ngeen ko kele bi la waaw loolu moom ama bi muy wàcc aéroport moom la indaale na ko te moom jox na ko ba pare. ana xiir gi. waaw xiir gaa ngi def ci goudron ak xorom xooj ko fanaanal. da ngeen di fas yéene jàkkaarloo loolu kañ la. waaw buy ñëw moom il faut mu ñam xiir moom. samedi jàkkaarloo bi kañ la. samedi dañ ko ñamal ñaari xiir na ko demal ñibbi. signature noo ci ñamalee xiir. non loolu da koy ñam rek loolu du wàññi dara si mënul ñàkk am xiir. ndeysaan sama xarit ba Mor Fadam yàlla ko yàlla xare àjjana te yàlla def mu jël équipe bi teg ko sa loxo fu équipe bi toll. waaw équipe bi moom ñu ngi ci jàmm te ñu ngi ci liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la parce que defe naa saison bi mu commencé ak léegi ku ne gis na combat yi fi jaar yàlla mu ngi nuy suturaal boobaak léegi quoi waaw. tey combat tey bi noo ko gisee. waaw combat tey bi nag ni ma ko gisee man contrairement ak ñi nga xam ni sama ñaari gars yi analysé nañ ko léegi. waaw puisque man ci gis-gis xam nga bët natt la. te sama bët ni ma natt nii Boy Niang dafa oyof. waaw dafa mel ni dafa wàññi poids bi nga xam ne moom la andi woon contre Lac de Guiers. kon yow soo ko préparé état bi mu indi doo ko indi noonu. déedéet la ma andi woon contre Lac de Guiers Tapha Tine kenn du bëre ak moom ma lay digal wàññi sa poids. déedéet loolu moom sama kii la quoi man sama gis-gis la quoi waaw. parce que ni ma ko gisee dama mel ni lu xaw a wàññi poids parce que combat boobu xëy na mën nañ ni ko poids bi nga amoon moo la andil difficulté ci combat boobu mais Tapha Tine daal su ma sañoon buy bëre ak moom du day diis gan comme moom. comme dafa wàññi poids tey ba ñëw ci làmb loolu pour nga rectifier du yomb tey loo koy digal moom Boy Niang. li ma koy digal mooy xeex déplacé wu rek jëm ko bët senn ko juumloo ko rek laa ko digal juumloo ko dina xeex mais nag ci biir loolu tamit ne éviter accrochage bi jàppante ngebe bi quoi. kon daal ku nekk dawale sa loxo sa ngem morom Boy Niang mi ci danger. waaw parce que nag doole yemul daa mel ni de waaw man de loolu laa gis wax dëgg yàlla. Tapha Tine lan mooy avantage am tey. avantage am Tapha Tine xeex avantage am la bëre avantage am la Tapha Tine xeex bi avantage am la bëre tamit avantage am la ndax parce que mën na bëre mën na xeex. mais dafa am ñu ne corps bi moo ko arrangé xeex distance bi Boy Niang la arrangé. waaw distance bi bu arrangé Boy Niang tamit Tapha Tine dafa mel ni moo sur relance Boy Niang waaw ki la sur relance doo xam ne la distance mën a arrangé ci moom da lay touché te doo ko touché xam nga gars yi léeg-léeg dañuy analyser tamit loo xam ni yow kii nga xam ni tey distance moo la arrangé moom moo la sur relance mën na laa dóor te doo fayu kon kay vraiment accrochage moo ko mën a andil ci jàmm te déplacé wu ba mën ko juumloo rek juumloo ko parce que Boy Niang amul ku mu mënta daan mais tey combat bi dafa am ñaari enjeu yu ci nekk parce que Boy Niang enjeu bi ci ne mooy mi ngay sóoraale combat am ak Balla Gaye parce que bu amul victoire tey combat boobu mën na am
beneen contradiction bu ci am kii tamit mi ngi sóoraale ki ko daanoon di Ama Baldé am fa ñaar defet arrangé wu ñoom ñaar ñëpp daa am benn poids bu nu yenu tey. yaay menacé guy gi ana guy gi. guy gi mi ngi fi mi ngi jàmm ak salaam. mi ngi Sénégal wala mi ngi. waaw mi ngi Sénégal ñibbisi na quoi. nan ngeen préparé combat yi Reug Reug. waaw yóbbu nañ ko États-Unis liggéey na dem na fa ñaari yoon liggéey ñëw na ñu ngi xaar le jour ji pour yàlla may nu ndam. état bi mu indaale ndax doy na la. waaw état bi ma indi moom wax dëgg yàlla li ñu gis ci moom ba mu dalee bëre tey gisaguñ ko ci moom. loolu li nga gis ci moom daal dalee bëre ba tey mosoo ko gis. déedéet état bi mu gis doy na suñu xel. dal na suñu xel waaw. on est très optimiste quoi. merci beaucoup. maa ngi lay nuyu. Saliou maa ngi lay fay. di nuyu Médoune. di leen ñaanal. wax naa ni seen sud bi du sud télé la. ma lay déglu rek. di wax ni ñu ngi ñaan làmb ji. ñu commencé ko ci bisimilah rahmaani rahim. mu jeex ci alhamdulilah rabbil alamin ba nga laaj ma leneen. damaa gis seen adversaire di bëre tey di Boy Niang ma gis encadrement Boy Niang Balla Gaye bi yëpp ñëw fii gis naa fi sax Adama Ngom tëggkat bi ndax dafa am na lu xool si ci Boy Niang. non wax dëgg yàlla loolu andi wuñu li ñu andi mooy ay amateuru làmb lañu dëkk biir Géejawaay di kilifa gu waa Géejawaay stade bi ñu tabax ko fii ci biir Géejawaay promoteur bi nga tëgg dëgg Géejawaay su ma rakk jàpp ci di Aziz ak Baye ku xool tey làmb ji xam ni Aziz Ndiaye yàllaa ko may ndax calis rakkam la kon waru ko seetaan na ko réew mi yëpp ñaanal di wax rek ni mbër yi amateur yi CNC nanu góorgóorlu ci lii nga xam ni mooy suñu cosaan organiser ko kenn ku nekk ànd ak say bokk ñëw ci biir stade bi ñaan yàlla ndam que le meilleur gagne ba nga laaj ma leneen. waa jë ñu jëm ci combat boo xam ne waa côté bi nee nañ kii man ñeene kii man mu diggante Tapha Tine ak Boy Niang tey soo indiwoon Boy Niang loo koy wax. Boy Niang man awma lu ma koy wax awma lu may wax Tapha Tine en tant que amateur. fi ma toll li may wax mooy Tapha Tine dafa bokk ci làmb ji Tapha Tine na amateur yi ñaan mu toog ci làmb ji Tapha Tine na bawal ñaan mu toog ci làmb ji Tapha Tine moog Balla Gaye la Tapha Tine moog Bombardier la Tapha Tine moog Cag la Tapha Tine moog Abdou Diouf la kon Tapha Tine mbër mu mag a mag la te làmb buñ koy wax ba wala tax kon nag nanu ñaanal Tapha Tine mu des ci làmb ji may wax ni bisub tey bi ñaari doomu Sénégal ñooy bëre kii jóge Pikine kii jóge Dakar li may wax Boy Niang na dalal Tapha Tine ci yar ak i teggin ndax dañ leen fay ay millions te ndam li génnul réew mi may wax rek ni Tapha Tine li ko war mooy mu xeexe benn loxo te bañ a topp Boy Niang te bu nee bëreet mu jàpp ko te ku jàppee na ndengeñ te bu ndengeñee na ràcc ay tànkam bu ràccee ay tànkam na dóor ci foie bi te na ko déglu Boy Niang bu sonnul daan ko yombul kon Tapha Tine tey na dal te heure bu ko Boy Niang tuusee te amul bunt bu mu fayu Boy Niang lépp lu muy def gëmu ko Boy Niang conseil bi ma koy jox mooy dafa ni dafa bëgg a dem ci mbër yu mag yi ma koy wax ni tey jii la nit ñi di xam ni egg na ci mbër yu mag yi wala eggu ca ndax dañ ko joxoon la dëgër mu def examen échec tey ñu jox ko Tapha Tine mu war a ñëw pour def examen am jàll kon Boy Niang conseil bi mooy na jaay bakkanam jaay ngorom xool li muy def ñoom ñaar que le meilleur gagne Saliou ba nga laaj ma leneen. nan ngeen préparé Bombardier. la ma waxoon rek laa lay waxaat Bombardier bu mu entraîné. bu jógee MMA ñu dóor ko mu daanu nga mu entraîné. li ma lay wax suñu demee ba bisu làmb ja yàlla farag ñun nga xam ni naaru góor du daw ndong mbayaar qualité bëre bi nekk ci Balla Gaye Bombardier jàmbaar la mais nekkul ci moom te Balla Gaye heure boo xamee ni ñëw na dajeeg Bombardier fii ci biir stade bi dunde suñu xel ñun ndax noo fi des
Aziz li mu mën mooy génn ay moyens Baye Ndiaye li mu mën mooy sotti gàllaaj mais bokk naa ci ñi nga xam ni tey képp ku seen bàll seen ma rek di nga am yaakaar ma lay wax ni Bombardier taxul noo jog Balla Gaye ak Bombardier bu ñu bëree juróomi minute boo ma fekkatee ci stade bul ma laaj Saliou ba nga laaj ma leneen. Saliou maa ngi lay fay du nuyu Medoune Diouf di nuyu waa Improd ñëpp ba ci chauffeur bi leen indi sax maa ngi koy nuyu di nuyu sunu séeri nag Jami ndax nag boo gisee nag da nga naan nee nañu nii waaw. mais dama laa gis nga toog ak Balla Gaye ak Modou Lo de añ bu doy waar. waaw loolu noonu yëpp sunu borom a ko dogal rek ndax man mi si boppam surprise la xalaatuma ko woon waaye kenn du Abdou Aziz Ala Ndiaye Cheikhou Medoune Diouf loolu yëpp moo ko créé ndax waaw ndax moo tëgg lan. moo jënd lamb tey. lamb tey ji noo jënd ko diwlin bee fi ñëw rek ak vermicelle bi ak macaroni bi ak warga bi moo fi ñëw waaye Aziz talul loolu Aziz xam nga lu mu tal jàpp ci contribution dëkk bi nee naa la kooku moom mooy pare-choc bi Aziz moo wax la ko ci tubaab Aziz c'est le pare-choc de la jeunesse sénégalaise kenn du moom. mën nañu wax ne sauveur la sax parce que yu ci bëri da nga ciy gis loo xam bu gars yi jaaxle rek loxo mi ngi ci ba pare nag mu nekk sapeur di fay lakk waaw tey nag lamb ji am fi muy lamb ji rëy joo xam ne dama ciy sawar a wax ndax tey lamb ji mën naa wax ne man maa ko moom sama lamb la. waaw noo moomee lamb ji. waaw mais boo xoolee lamb ji ni mu mel Jador il faut que gis Jador nga xam ne lamb ji lamb preuve la ah te ñëpp xam nañu preuve diggante moo ko Abdou Aziz Ala Ndiaye topp naa ko ba niroog moom waaw Medoune Diouf yow xam nga lamb ji qualification la lamb ji dina mel ne match Sénégal beeg Maroc lii du ñu yegg sa tiro bi qualification la lii ku njëkk a dugal rek mort subite la. Medoune Diouf ku ne xam na ne tey le 19 décembre atum 2021 arène nationale Tapha Tine doomi Bawol diggante Réfane Lambaye Altu Ndangalma réew Maawo Medoune Diouf ba ngay dem ndondol dëkk yooyu yëpp kii dëkk cekkeen ndaax Bambey tax am na foofu ngoy Aliou si la am na ba gaat bu la neexee xam nga dëkk bu ñuy wax gaat dëkk yooyu yëpp ñoo tóoroo tey mu mel ni mbër moom mu war a bëreeg Boy Niang doomi déggool oustaz fa yal na ko yàlla jégal te xare ko aljana ku baaxoon foofu waaye Boy Niang itam bul ko fàtte fii la dëkk ci Pikine di doomi Pikine dëkk Sambe nekk ca Bawal mu mel ni moom tamit am na cër Bawal waaye tey daal Boy Niang moo ko Tapha Tine ñooy daje Assane Ndiaye maa ngi lay ziar borom Bawol production. Babacar maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziare di ñaan bés bi di féliciter Pape Thialis ñaan yàlla ñu commencé ci jàmm mu jeex ci jàmm lii Sénégal mooy gagné yaa ngi dégg lamb sport la ñoo ko moom ndam li du génn Dakar du génn Sénégal yaa ngi dégg ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mais sénégalais yi nañ xam ne lamb sport la buñ ko jëlee dënn buñ ko jëlee xët-xët yaa ngi dégg koo si gis rek am na lum demalante wala lum jëflante ak morom ji ñoom ñëpp ñaan yàlla réew mi yàlla def si jàmm. tey dafa mel ni bu ñu xoolee daa mel ni Tapha Tine Bawol la jógee yow nga dëkk Bawol daa mel ni da ngeen ne ci ginnaawam tey de daa mel ni man damay am lu ay sources yu mel noonu tey wala. waaw maanaam li may ñaan yàlla ci barki Serigne Saliou Tapha Tine daan jël bu rëy ndax Boy Niang sama doom la sama lamb la mais nag bu nee Tapha Tine Bawol Assane Ndiaye Bawol su ma faralul ba Tapha Tine naa fekk laay doon te nit nag lépp lu waay di jaay lu waay di wuyoo da koy niru ragal aussi yab yàlla la te lamb am na ñoo xam ne ay Bawol Bawol lañ Boy Niang jege na leen roofalunte na ak ñoom tey ñooñu mënuñoo écarter Boy Niang yaa ngi dégg Tapha Tine sama rakk la papa ma ko andi ba si man teg ko sama loxo wallahi lazim képp koo xam ne yaa ngi sport war ngaa xam ne daan ak daanu ñoo ànd mais nag dañuy ñaan yàlla Tapha Tine daan. mais bu ma la xoolee xool Dieye xool Fallou Ndiaye mu mel ni yéen ñëpp yéen a bokk tey benn cas ah est-ce que lamb noonu la war a doxee wala. waaw non lamb xam nga ñun buñ faralul Tapha Tine kon li ñuy woote nag niruñu ko ay naafeq la ñuy doon ñun ñëpp benn lan ñu ñaan yàlla Tapha Tine daan loolu daal la ñuy ñaan ñun ñëpp. seen xel da cee dal ci combat bi. non amuñu ci sax ay xel ñaar wax dëgg yàlla. waaw yàlla moom ndam ñi ngi ñaan yàlla mu may ñu ndam li ñu war a def nañ ko tey am na ñoo xam ne ñëwuñu xam nga lu tax dañoo ragal a ñëw ragal a wax mais ragal yëpp yàlla la. am na samay xarit samay doomu ndey yoo xam ne ñi mew ñoo ñëw ñi mew ñoo wax yaa ngi dégg
lu waay di wuyoo nag da koy niru Bawol lañ dëkk kon Bawol du xewle ñuy rocceeku jamais de la vie kon li ñuy woote niwut ci ñun lii ñuy def sax bu ko waa kër Boy Niang gisee wala waa kër Pikine gis ko wala keneen gis ko dinañu gën a nawloo ndax xam li ma lay wax mooy Tapha Tine lañ faral moom lañ indi ñaan yàlla mu may ko ndam. am na solo Assane kontaan ci. jaajëf. waaw sa signature kera bi. waaw signature bi Sénégal yëpp d'accord nañ ne signature mel ni musta am mi ngi soog a am mais lamb créé la lamb yokku la ku yokkul yaa wàññi yokku nan le 16 janvier la ci Sénégalais yi di xam dara si kàttanu Yàlla le 16 janvier dinañ wane suñ bopp bu baax a baax a baax li ma lay wax nag benn yóbbante la Boy Niang xam na Burxaan xam na papaay Boy Niang xam na am naa fu ma jaar ak ñoom. billaahi wallaahi wax garaaw na de. samay doom lañ sama doom la sama fils la xamante nan. yaa kanji nu mu demee maa xeex du fa am. non xeex du fa am lamb moo mën a boole rek mais mënul tàggale kanji yi Bawol lañ dëkk Boy Niang da leen di fréquenté nekk ak ñoom mënuñoo bàyyi Boy Niang dem di faral Tapha Tine lu yenu maanaa ku ne xam na ko tey jii Tapha kanji muy seen mag Tapha kanji suñ bàyyi woon Boy Niang tey sénégalais yi ragal leen liñ def nii am nañ ci droit lamb sport rek la club xoola kenn mooy daan wala kenn daan. kontaan ci jaajëf. laay def damay jege waa ji c'est parce que bu defee distance waa ji moo ko sut loxo bu dóoree bosam du dal te bosu waa ji dafay dal daf ko war a jegee jéem ko cokkaas ci xeex pour mën ko songo Boy Niang xeex arrangé wu ko dafa war a dem bëre ji tey mbëru bërekat te gis nañ ne mbëru bërekat la tey bëre rek la war a def làmb ji mais dafa war a ubbi buntu bi tamit mooy jéem a cokkaas xeex loo ko pour mën a am loolu. ku ci daanu fan la mën a yóbbu. fu doy waar parce que Boy Niang dafa bëre woon daan ay moromam yëpp ba agsi ci Lac de Guiers 2 mu freiné ko muy defaat beneen passage parce que Tapha Tine ci ñooñ la bokk donc tey bu ko Tapha Tine daanee tey moom day comme li daal passé moo koy daan rek saa boo defee passage après da ngay retourner quoi donc tey bu daanoo dina xaw a doy waar tuuti ci moom quoi. Tapha Tine tey su ñàkkee combat. waaw kooku moo gën a métti le parce que daan bi ko Ama Baldé daan moo bloqué lambam man boobu ba léegi bi ko Ama Baldé daanee gisuma benn promoteur bu ne mu ngi dox moog Modou Lo wala moog Eumeu Sène wala moog Bombardier wala moog Balla Gaye donc ñeneen lañ koy doxal donc kon daan boobu tey bu ko booy boobu daanee kii daanaat ko lambam dana doy waar trop. fàttali ma bis bu nekk ndax bu may fàttali ko rek damay fàttali ko sama bis ak Kayre wala sama bis ak Zallo ndax ñu ñett ñuy bëri leen am kontaan ci moom ndax samay grand frère lañu ñoom fu leen oore dañ may oo pour ma ñëw moo tax ma kontaan mais bis bi li may fàttali moom réy na trop ci làmb. ñaari bëri nan nga leen gisee. non ñoom ñaar yëpp physiquement moom taxaw naan seen ginnaaw am nañ koy yaatu na li ci des mooy ñoom ñu bëggal amateurs yi pour nit ñu kontaan. ñu ne Boy Niang dafa wàññi poids est-ce que loolu normal waaw loolu xëy na ci ki muy bëreel la ndax sport maa ngi koy wax sànq kay rek Boy Niang dafa perdre poids xëy na gaawaay moo tax mu liggéey loolu waaw. mais Tapha Tine yokk poids tam est-ce que normal. mais Tapha moom ku ko xam ko ne 10 moo ko arrangé ndax lesee dañ koy nax chaque jour di ko daan moom mu 10 toog ci tànkam direeku moo koy arrangé. kan la xeex bi arrangé. xeex bi ñoom ñaar ñëpp la arrangé surtout Tapha Tine la gën a arrangé parce que moo prolonge te moo gën a diis loxo. suñ jàppantee bëre moom ci Boy Niang la yëpp doole moom. jaay merci beaucoup. maa ngi lay fay. Kayre maa ngi lay. Zal maa ngi lay fay. tey bis bi nga gis ñaari mbër yi. waaw bés bu mag la ñuy bëre ñoom ñaar. bés bu mag a mag a mag si làmb. moo tax ku leen gis ñoom ñaar da ngay xam ne préparé woon nañu sérieusement. Tapha Tine tey ay mbokkam dañ koy indi pour mu am ndam. Boy Niang aussi dafa am lu nekk ci kanamam. te kii obstacle la pour mu jéggi ko. mais nag combat bu doy waar ngay gis tey. moo tax tey ku si nekk sa encadrement na vigilant parce que encadrement bi ñu yor ku ci vigilant wu da ngay ñàkk combat bi. combat bi tey combat encadrement la combat tactique la combat technique la. suñu xeexee distance ka la arrangé. buñ xeexee distance Tapha Tine la arrangé parce que scientifique yi dañ ne toujours ki la prolonge si kaw kooku moo la gën a dis waxoo scientifiquement lay wax nag te loolu c'est normal ku la sut 2 mètres boo xeexee ak moom xeex bi moom la arrangé d'autant plus que Tapha Tine c'est un bagarreur
bëre na fekk Bombardier nit ñi gis nañ ko bëre na fekk Elton waaw loolu rek ça veut tout dire waaw suñu koronte bu ñu koronte Tapha Tine dafa mën a kor c'est que tey xeex bi arrangé wul Boy Niang pour man su ma indi woon Tapha Tine su ma indi woon Boy Niang tey du ma ko xeexloo dama koy bëreloo. Alioune Seye Junior Tidiane Faye Alioune Faye Junior Tidiane Faye. Boy Niang sumeekugul mais je trouve que excès wàññiwul poids. wàññi na poids loolu la dëkk bépp wax xaw ma nag ci lu mu ko teg waaye bëreeg mbër mu toll Tapha Tine wàññi poids ndax wóor na. ah volume nag ak doole bokkul waaye nag doy na waar de. sànq laaj naa Cheikh mu ne ma doole ji ne ci Balla Boy Niang 2 ëpp na jëmb ji. ma ne ko loolu mën naa ne. waaye dañ ci xam dara léegi. Tidiane Faye gisuma Fatma Dia waaye mënatul a toog jël na tànk ba Ali Tidiane wër na ko 4 AP am na 4 AP am na 4 AP Tidiane Faye daan na ko Tidiane Faye daan na Tidiane Faye daan na Alioune Seye Junior 4 AP gisuma Fatma Dia waaye tey am na lu ko naqari waaye lamba ni mbel waaye magu baa ngi lay nuyu sama jabar ji man rek la bëgg. ah yow loolooy lamb. ndeysaan Alioune Seye Junior a ngi noonu Ron ko tiim le grand coach ku ne xam digganteem ak la dëgg ci daanoo mu yetu ci déedéet Ron jël ci na ko bàyyi na ñibbi bëri ku daanu rus laay rus na jógoon rek moo tax jar na sangoo teej bu ne ba sang Fadel maa ngi lay nuyu di la ziar. tey ñu gis nga bokk Alioune Seye Junior ndey ak baay bisu am di bisu ñàkk tey mu ñàkk tey waxuma yow mais ñi nga xam ne ñoo bëgg Alioune Seye Junior tey lan nga leen di defalee. waa làmb la rek mënul weesu làmb ndax boo gisee ma jooy mooy suma xarit la te combat bi xam naa ne da cee doj ay coono c'est que dama koy yërëm parce que man mi dëkkam moom xam naa moom moo tax mais nag làmb la mënul weesu làmb. bisu am di bisu ñàkk ku ne xam ne wane na jom wane na jàmbaar kenn du ne liggéeyul mais waxuma yow te yow mais ñi nga xam dañ koo bëgg di ko topp tey ñoom laa bëgg a wax ak ñoom pour ñu xam ne làmb am ak ñàkk a yam. waaw di leen wax rek ko li nga wax làmb la rek làmb dafa nekk loo xam te ni daan la ak daanu ak match nul di wax waa yëmbal yëpp xale lan nañ ko jàppale parce que tamit def na lu mu mën entraîné na mais tamit ki muy bëreel muy Tidiane Faye dafa nekk koo xamante ni c'est le professeur de Lansar mu nekk koo xamante ni franchement ku mën bëre nekk koo xamante ni maa ngi koy wax sànq am nañ maa ngi moom relation yu bien mu suma xarit la di ko ñaanal yàlla ndam li yàlla na ko jik ci barke Seydina Mouhamed ndax sport la moom suma xarit la moom Tidiane waaw mais Alioune Seye Junior tamit Papa Dia di ko wax tamit lamb mi ci kanamam na gën a góorgóorlu xam ne tamit bisu am du bisu ñàkk mais di wax waa yëmbal ñëpp nañ ko jàppale waaw ñoom ñëpp nañ ko jàppale. combat daf ci xaw a néew jàppale aussi. waaw parce que gis nga Fadel mooy ñun banlieue yi dañoo manqué jàppale surtout moom yàlla def na ni ñun ñoo koy jàppale ñun la am ñun famem boo gisee autorités yi ko war a jàppale yëpp duñ si jàpp mais moom ba mu nekkee booy ba tey nekk ci mbapat ba tey day demal boppam ak famem waaw di wax daal kon li nga wax xam nga jàppale ma du force kay jàppale ma du force ndax li mu mënoon yëpp def na ko muy ci côté lépp ndax ñëpp gis nañ ne tey combat bi am na man xam naa ne am na fu mu ko toll mais nag kon li ñuy wax rek làmb la mënul weesu làmb mais daal maa ngi koy encouragé bu baax a baax a baax di ko félicité ndax Tidiane Faye daan ko du gàcce ndax Tidiane Faye bëri na fee ku nekk daan na fi ku nekk daanaan bu nekk daan na ko c'est que combat bi am na fu mu ko waroon a yóbbu ndax tey comme Tidiane Faye palmarès bi mu am ndax tey du ma ne dama naan ko félicitation ndax tey bu ko neexoon bañ a jël avance su Tidiane Faye mais jël na ko indi fulla indi fayda yàlla def na ko. merci beaucoup. seen yaram tàng na seen yaram tàng na kaay wol ma ko mu ñëw wàccal wol ma ko mu ñëw kaay mu mel ne seen yaram tàng na. rang muy gaaw kii mooy Bawol yi 100% Bawol Tapha Tine 200% dañuy door daan ñoom mën ñoo doole. ndax tey bëgg nga seen mbër xeex ak Boy Niang. non lu mu andi ñun ñu tax ci rëbb loolu moom leer na moom lu mu andi ñu tax ci rëbb ñoo appoo vanté yaakaar nga loolu. loolu mooy am bu soobee yàlla. ndax bëgg yaakaar nañ xeex lay jeexee la bëre. non kii dañ koy door daan ko
loolu point final dañu koy door dañu koy daan soobee yàlla. ndax mbetteel du am. non ñun pare nañu pour lépp gaynde te bawal ak Pikine réew ma ak Réfan réew ma tout réew ba waaw Réfan yow xam nga Réfan acca mbër mën naa ne